tuuti dinañ dugg ci waxtaan wi dañuy dem régie. Omar Aïcha. jaajëf mbokk yi kon jërë ngeen jëf di la gërëm bu baax nag sa teewaay yow tamit ñu soobu ci waxtaan bi. macha allah fan yii dañoo déggoon sa kàddu sax laa ko njëkk a yéene parce que ci Walfadjri ngeen ko njëkk a waxee. dëgg la boobu maa ngi journal. mu doonoon nag une surprise maanaam. ñu ne Pape Djibril Fall ay parrainage yu Amsatou Sow Sidibé la jël. ba mu ko jëlee maire bi woo na ko woo ba sonn mënu kaa jot. waaye itam bu dee ci vocal du tontu. mu mel ne da leen a dóor booy bi maanaam dafa sàcc seen i parrainage. pour jaar ci kàddu gi nam na baal mais. pour être clair noonu la demee. yéen nag démb Pape Djibi génn na wax mais est-ce que da ngeen di réaffirmer ba léegi li ngeen jotoon wax ak nan la demee réellement parce que nettali ci làmmiñu borom. waaw Omar. donc di boo leen ma mayee. ma delluwaat tuuti rek. ci mbir ma nu mu fa tëddee. ndax man mii di wax ak yéen. man maa nekk porte-parole parti Kaar Leneen. nekk également mandataire parti bi depuis 2019 ci lépp li nga xamante ne mbirum parrainage la. jëmm ji jaaxaarloog yéen moom moo rentré en contact ak émissaire ñi nga xamante ne ñoo doon liggéeyal Pape Djibril Fall ci parrainage bi. donc kon lépp li nga xamante ne maa ngi ko fiy nettali aussi li ma fekkee la kenn waxuma ko. donc man maay acteur principal bi. boo leen ko dégloo ci conférence am bi démb nee na réeroo la diggante émissaire u Amsati yi Amsati amuloon ay émissaire benn émissaire la amoon muy man ndax maa doon toppatoo mbirum parrainage yi. jamonoy 2019 élection présidentielle yi ba indi tey. alors ni mbiri tëddee compliqué wul ndax ki ànd ak sa xel ak kuy xalaat di réfléchir tuuti di nga xam ne wax dëgg fa yàlla lu simple la man dama toog suma responsable parti woo ma muy professeur Amsatou Sow Sidibé. muy jeudi 5 mai. 17h la ma woo ne ma kat déggoo nañ ak coalition Pape Djibril. alors fexe leen nga jëbbal ko suñuy parrainage. sa kilifa nag bu la santé munoo lu dul def. ndax munoon na nekk keneen ku dul coalition boobu aussi. ne comme dañu sant rek ñu def ko. alors bi loolu amee. ma dem jëli parrainage yi. ci la mandataire u Pape Djibril wooma ne ma kat yow la ñu professeur Amsatou Sow Sidibé booleel. alors parrainage yi nag ñu ko indil direction générale des élections. ndax 18h lañ bëgg a tey déposer suñu parrainage loolu jeudi la. ma ne ko waaw amul problème léegi maa ngi jublu ci jël ci parrainage yi ma fekk leen direction générale des élections après ci la ma daal di envoyé ki nga xamante ne ñoom moom mooy gérer seen fichier yi. mu yónnee ma numéro mu ne ma. kii ngay fekk sur place alors rentrer en contact ak moom ndax boo leen ñëwee rek. su ko defee weccoo officier du jafe. ndax 18h lañ bëggoon déposer. alors bi ma nekkee ci yoon bi ñu woo ma téléphone ne ma léegi nekkatuñu direction générale des élections alors dañuy fekk suñu quartier général. ma ne seen quartier général fan la ñu expliquer ma sur la route de l'aéroport ci immeuble Feto yi fa nekk. bi ma egsee ma yóbbaale suñuy parrainage numérique ak suñu parrainage physique. ma yóbbu leen. jox leen ko ñu recevoir ma wax dëgg yàlla recevoir bu rafet. ndax booy dem coalition. effectivement boo amee ay ñi nga xamante ne ñoom nga war a ànd foog vraiment nga dalal leen jàmm. kon amul woon benn ñaaw njort wala yu demee noonu suñu diggante ak ñoom. bu ñu ñëwee ma jox leen fichier numérique bi mooy nekk ci clé USB. fichier physique yi ma déposé ko ci kaw table bi. ñu présenté ma ki nga xamante ne moom mooy seen technicien biy saytu donc fichier électronique yi. ma jël suñu clé jox ko. mu contrôler mu am ñi nga xam ne ma yii moom ay doublon la yii baaxul et loolu c'est très normal. ndax mbirum parrainage moom effectivement balaa yëf yi di egg. ci direction générale foog ngeen saytu ko. am ngeen possibilité dindi ci bon yi. au moins ngeen diminuer risques yi nga xamante ne day tax seen fichier seen document yu bari du baax. bu mu ko defee effectivement mu ne ma yii baax na dama nag yii baaxul. mais fichier physique yi nga xamante ne moom nga indi. donc ñoo ngi nii après ci lañ may daal di laaj est-ce que lii ngeen jot ci parrainage ma ne ko ñun pare gu ñu collecté ndax jeudi la woon. amoon nañ vendredi ba samedi. pour collecter parrainage. ma ne ko nag suñu quartier général ni ñaa ngi liggéey ci transcription bi. boo leen soxlaa ñu indiwaatal leen ci la ñu ne effectivement
donc na ngeen yokk parrainage yi nga xamante ne moom ngay man ci laa woo suñ nga xamante ne moom mooy chargé suñu collecte bu nekk Guédiawaye moom mandataire Pape Djibril ne ma su mënee jël moto sax mu indi ko léegi ma woo ko ma ne ko fexeel nga jël moto nga fekk ñu immeuble Feto Guédiawaye la jógee fekk suñu foofu alors ma liggéey ak ñoom jox leen jébbal leen alors nit ñuy envoyé parce que man maa doon centraliser fichier numérique ndax ñun yàlla dañu mayoon chance bu ñu lancé parrainage ñu am parrainage en ligne plateforme bi ñoo ko njëkk a créé dama lay envoyé lien soo bëggee parrainer Amsatou Sow Sidibé da ngay dugal say coordonnées dugal sa numéro carte électeur dugal sa numéro CNI ñun ñu jot fichier bi ma jëbbal leen ko jëbbal leen également fichier yooyu nga xamante ne suñu camarade indil nañ ko ma teg ko sur la table jox leen ko yemu ci loolu am ay carte d'identité nationale yu ñuy scanner envoyé ñu ko ndax booy centraliser da ngay centraliser carte d'identité da ngay centraliser donc fiche yi nga xamante ne moom nga déposer sur le terrain da ngay centraliser sax ay carte d'identité ñu lay envoyé sur WhatsApp donc yëpp saa yu ma jotee rek ma leen koy yónnee ma liggéey ak ñoom pendant ñetti fan ma nekk ak ñoom jeudi alors parce que seen yéene mooy suñu yéene moo nekkoon déposer jeudi mais mënut a nekk ndax ñoom buñ contrôler seen fichier yi gis nañ ne ay 18 000 20 000 la ñuy toll seen expert bi ne alors tey c'est impossible ñu déposer tey jeudi kon lu ñu def alors ñu ne ba vendredi 12h maanaam le lendemain le vendredi 6 ci lañ may daal di proposer ne est-ce que mën nga ñu dimbale ci seen jeunes yi leen doon transcrire ñu ñëw jàppale ñu transcription bi ma ne leen loolu kay amul problème ndax coalition la ci laa wootee ñu am fukki ndaw yi nga xamante ne ñun ñoo ñu doon dimbale pour la transcription ñu waroon xëy le vendredi matin vendredi 6h du matin buntu immeuble Feto la leen fekk ñu ñëw jàppale leen ci transcription bi alors ñun ñoo leen fayal seen transport ñun ñoo leen reste journée bi yëpp ndax coalition lañ nekk ndax biñ ma laajee prise en charge yi ma ne ko non jël leen en charge ñi nga xamante ne yéen a leen di jël en charge ñii ñu indi bàyyi leen ñu jël leen en charge donc liggéey nag ñoom vendredi ba 23h xale yi war a ñibbi yéej waaye man maa leen jël taxi fayal leen jox leen seen journée. mooy li normal. li normal yow nii ñëw nga ci li normal. waaw xam nga dafay baax ñu koy fàttali. xam nga dafay baax ñu koy fàttali. ndax loo gis rek. dafa am lu ci topp. parce que kuy jiiñ ne daf la jox ay parrainage yu bon nga liggéey ak moom jeudi liggéey ak moom vendredi ba bu muy déposer samedi amul benn yoon bu mu toqee suma nopp ne ndax man mandataire laa bu ñu waxoon sax ay parrainage yi ngeen indi foo la man dañ maa yabal munoon naa woo professeur Amsatou Sow Sidibé ne ko kat ñun de parrainage yu ñu fi indi baaxul. su boobaa Amsatou dina ma naan nañ la jébbal parrainage ñu indi ko defe naa ne presque duñu dégg ndax dañoo ñëw ci coalition amaana am nañ yéene bu rafet indi ay parrainage yu baax ñoom ñu gis ne dafa bon. alors ma waxal leen ne amul benn contrainte ci wàllu coalition maanaam kenn mënu laa forcer nga ànd ak nit liberté la. ndax yéen a bokk gis-gis ngeen war a mën a ànd boo gisee ne mënut leen ànd donc amul problème. loolu ça passe naturellement amul benn problème. mais demee fa noonu donc ñu liggéey ak ñoom ba bu ñu déposé. c'est-à-dire pour ma wax la histoire bi nu mu demee bu ñu déposé samedi 8h kon man liggéey naa ñoom ba bés ba man maa woo professeur Amsatou Sow Sidibé ne ko am nañ nangami voix coalition bi déposé nañ mu ne ma léegi lu ñu war a def ma ne ko déet yéen kilifa yi yéen a waxtaanoon man na ngeen maa yabal rek mandataire laa woon def naa suma liggéey pare naa léegi ci li ngeen waxtaanoon nag léegi da ngay jéem a rentrer en contact ak Pape Djibril mi nga xamante ne mooy ndey mbi ligi nga wax ko ban suite ngeen war a toll parce que après lu ci topp mooy defar liste yi ak yu demee noonu mu ne ma amul problème dinaa ko jéem a woo léegi mu woo ko jotu ko envoyé ma message ne ma jotuma ko ma ne ko bàyyi ko vocal xëy na dafa jàpp ba tey rafet njort la ne dafa jàpp mu bàyyi ko vocal alors lii di samedi dimanche lundi mardi ba mercredi ki nga xamante ne yéen a bokk coalition te bu leen fàtte ne boo déposé say parrainage dafay ànd ak say liste moom bëgg na xam moom professeur bu dul dara sax koo bokk coalition bu fekkee tey jii nii da ngeen war a ànd ngeen tënk dara boo demee ba déposé xanaa lu gën a rafet sax nga jël sa téléphone woo ko ne ko déposé nañ ñu ngi lay sant di la gërëm sa benn parrainage bi nga ñu jox amal nañu njëriñ wa ilaa sax loolu amut jàpp nga ne parrainage yi baaxul nga jëlaat sa téléphone ba tey ne ko dangaa amoon yéene ñu liggéey waaye mënatul nekk parrainage yi baaxul ñoo ngi nii boo amee sa ndaw yónnee ko ñu jébbal ko ay parrainage am ñu jël ki ma demaat ndànk jël ki parawaat suñu parrainage ñibbi defe naa loolu presque duñu dégg waa ki ngay liggéeyal pendant ñeenti fan mu lay woo jotu la bu la envoyé vocal du la tontu ndax saa yu ko envoyé vocal daf may envoyé vocal après nag ci laa daal di ko ne lii am na lu muy nural léegi nag bi presque ab jotee ci yëf yi moom ci lay soog a génn wax kon xam nga ne mbir yi
munoon na fee bañ a egg bu fekkee li mu wax ci point de presse bi mooy li am bu dee dëgg la donte parrainage yi ñu ko jox baaxul waaye nag kenn doxul digganteem ak Amsatou ndax Amsatou moo sàkk pour ñu ànd. mu indi la parrainage yu baaxul ba pare jàpp na ne Amsatou dafa amoon yéene pour yàqal ko man de ku am yéene pour yàqal ma wax dëgg fa yàlla aw ma li may def ak yow. ndax dama am objectif bu déterminé nga bëgg maa yàqal dama lay teg de côté. ànd ak ñi nga xamante ne ñoom laa war a àndal. alors mbir yi nii la fa tëddee te dama faral di wax ñaar man Amsatou professeur ça fait presque fukki at ak juróom maa ngi ànd ak moom. bu fekkee confiance rek la man musuma def politique. daf maa jàngal université kóllëre moo ma booleeg moom. bu mu tàmbalee politique ma ne ko diw foog ma jàppale ko ndax am na lu ñu seqoon laataa mu xalaat mbirum politique. alors bokk naa ci ñi nga xamante ne ragaluñu ko xool ci biir bët wax ko li ma xalaat. donc moo tax mu am confiance ci man bi may jox responsabilité ma diriger campagne électorale am 2012 boobu 25 ans laa am maa organiser campagne électorale Amsatou Sow Sidibé. alors 2019 man maa nekkoon mandataire am amul fu ma àndul ak moom amul kilifa ci àdduna bu ma présenté wul. boobu bu ndaw laa. kon am naa fulla bu toll noonu bu ñu joxee li nga xamante ne baaxul pour yàqal Pape Djibril mu nekk xale bu ndaw. di soog a tàmbale carrière politique am ma ne du fi am. waaye nag kenn mësuñoo dégg ci loolu 2012 ba tey ñu ngi ci terrain politique. non Amsatou sax kenn mësuñoo dégg ci loolu. ni nga ko xamee ci réew mi Amsatou fu mu toll. ci réew mi. moom nee na yaayam la. kenn mësu ko dégg defe naa ne sa yaay bu la woowee téléphone. dégg aussi. boo jàppoon sax boo gisee appel manqué di nga ko woo. xëy na peut-être yaay la am na li mu soxla wala am na li ma bëgg a xam mais ki lay woo samedi dimanche lundi mardi mercredi wax dëgg fa yàlla nga gis appelam bañ ko jël loolu am na lu muy nuroon loolu nag moo ñaaw suñu njort moo tax ñu ne bu fekkee suñu parrainage baaxul mënoon nañu ko delloo presque ñu dégg ñu suturaal suñu bopp ndax aussi parti politique lañ. bu ñu commencé parrainage ëpp na juróomi weer ñu ngi ci terrain bi fu nekk Sénégal wër nañ ko parrainage dafa métti bu ñu la joxee benn feuille rek balaa nga kaa remplir di nga wax lu leer ñun ñu nekk ci dëkk bi moom 2 semaines la lancé parrainage waaye ñun nag duñ liggéey juróomi weer di ñëw di ko asaaloo ci benn xale bi nga xamante mu ngi sogal donc yenuwul maanaa donc waxam ji yenuwul maanaa dafa def juumte mënoon na jàkkaarloog Sénégalais yi ne juum naa buñ koy jéggal ñu jéggal ko mais yemoo ci loolu di tilimal as gor bi nga xamante ne wax dëgg yàlla ci àdduna bi waxuma la Sénégal waaye ci àdduna bi ñëpp ko naw ñëpp a naw professeur Amsatou Sow Sidibé xëccawul dara xëccaw ko ki mën a bàyyi poste ministre ñëw toog këram ndax ay conviction am waaw du poste député nag lay xëccoo xale bi nga xamante day soog a lancer carrière am lu ñu mënoon mooy jàppale ko accompagner ko mais buñ gisee ne ñun li tax ànduñoo politiciens yi ndax pratique yii ñoo tax ndax ñoom sañ nañ lu ne moom nag dafa ñëw woote au 3e voie ñun depuis 2016 ñoo ngi koy incarné bokkuñu pouvoir bokkuñu opposition ñu ngi ci digg bi askan wi la ñu àndal seen soxla seen yitte mooy suñu bébé. mais baal ma nag parce que tamit sànq seen njëlbeenu kàddu daa am lu ma for mooy accord. maanaam accord boo gis war na am ay termes. les termes de l' accord. yow tey yaay chargé komam di wax ci turam. bi mu la wooyee da nga ne sa kilifa lu mu la sant nga def. mais man foofu ànduma ak yow xamul da boobu war nga ko laaj les termes de l' accord mooy déggoo naa ak diw ci lii. maanaam boo leen njëkk woon foofu tey. gëm naa ni doo leen yeggi fii mais le fait que ngeen wóolu ko ci lépp yow tamit Amsatou wax la rek am naa accord ak diw rek yow tamit laajoo accord bi lan moo ci ne réellement. ak ci lan la ñuy sukkandiku ba dugg ci lu mel noonu pour man def ngeen erreur pour man da ngeen wóolu booy bi ba mu ëpp. parce que ne deuxième position bi Amsatou doon wax ci liste bi aussi tamit. paraît-il que loolu mu indi jafe-jafe ci booy bi maanaam booy bi foofu la mënul woon dugal Amsatou. waaw qu'à cela ne tienne bu fekkee li nga wax noonu la. booy bi nee na. proposition bu ko Amsatou def loolu la mënul woon d'accord. waaw bu doon sax looloo am mais wax ko. wala bu la wooyee nga jël ko. non balaa sax ñu yóbbu suñuy parrainage xam nga négociation parti politique dafa am nu muy doxee dafa am suñuy instance de base am également ñi nga xamante ne tey ñooy daje di xalaat ci benn mbir mais buñ toogee. benn affaire am na Omar. le fait que mu nangu recevoir parrainage rek. déggoo am na ndax loolu laa la wax c'est que bu déggoo amutoon loolu mënul ne xam nga parrainage comprendre nga waaw parce que nag du ngeen yem seen parrainage di ko yóbbu te déggoogu leen wax dëgg fa yàlla moom laa doon wax léegi ma ne ñun bu ñu dàmbalee parrainage dafa yàgg dañoo jóge ci élection locale rek wallahi azim jublu ci parrainage sonn ci loolu man mii di wax ak yow dama daan bàyyi li may jàngale ci daara ju kaw ji di ànd ak Amsatou di wër dëkk yi ay village yu gën a sori ci Sénégal dugg nañ fa wut parrainage alors boo gisee
ñu yóbbu suñu parrainage parce que d'accord am na. mais les termes maanaam engagement mooy foofu may waxee le fait que yow nga. waaw léegi terme bi ma wax la lu très simple parce que parti politique aussi ñun suñu yéene moo nekkoon ñu am suñu coalition di woon sax ànd ak ay Pape Djibril. man loolu laa njëkkoon a yëg. loolu moo nekkoon ndax def nañ point de presse. annoncé nañ suñu coalition. amoon nañ ay mouvement ay parti yu ñu ànd jàppale mais bu ñu demee ba xayma lu ñu yor ñu gis ne kat lii mënuñoo yóbbu. matul lii mënuñoo yóbbu ci élection législative ñu ne nag léegi beneen alternative la ndax parti boo ci nekkee wax dëgg yàlla à chaque fois bu luy antuwul rek am lu antu ñu ne nag léegi lu ci des mooy nañ xool ñu war a mën a àndal ñu ànd ak ñoom ndax lu ñu yéene mooy am sotu jiite liste bi nekk tête de liste porter coalition bi. man li ma xaw a moo li lënt ci sama xel te leerul nag man lenn benn point rek la nit ki jox na la ay parrainage am yow nga ni ko baaxul te au moment où mu leen di wax ni baaxul yóbbooguñu woon liste yi DGE parrainage yi mais man loolu moo ma jaaxal kañ lañ leen wax ni baaxul ba mu déposé ba pare wala kañ parce que ñu bari dañ ni mënoo wax nit ki listam baaxul fekk demagoo DGE wax dëgg fa yàlla loolu moo ma jaaxal te li am solo c'est pour wax la ne moom dafay wax di weddi boppam te man damay jàngale communication boo gisee bu mu doon waxtaanee boo xoolee langage corporel am sax nga xam ne jour boobu du moom ak ni mu daan tàmm di waxee ak ni mu daan nekkee à l'aise yu demee noonu donc pour wax la li koy wax dafa mbé man jëlee ci biir mais wax la wax na pour mu convaincre moom non xam nga li ma wax journaliste dama ne leen ne man Pape Djibril xaw ma ko mosuma kaa gis wax dëgg fa yàlla mosuñu seq liggéey bu dul woon professeur Amsatou Sow ni mu d'accord ak moom amaana peut-être mën nañ dund ba dee duñ dajee kon kooku mënoo ko bañal dara waaw alors ni gars yi di wax ne mosuma ko suivre pendant 5 minutes muy wax mais li am ba des mooy dëgg fu mu la fekk na la fa bàyyi ndaw la dafa wooteew amul pendant juróom-ñaari at amul yu mu yekkul politiciens yi ci doxalin ci yu demee noonu xarab ba moom mu jël décision ne fu mu toll ni man kat damaa war a sóobu pour defar suma réew di woote woo ay principe ak ay valeur ñun nag ñu commencé ko woote 2011 ba tey ñu gis ne xale la war nañ mën a ànd ndax Amsatou ku gëm xale la bokk nañ gëm-gëm alors bu fekkee moom comme ni mu wax déjà ñun suñu parrainage baaxul waaw parrainage bu baaxul loo koy doyee saa njóogu béti nañ waxante dëgg après wala lan ñu laaj li la béti laaj non bu ñu delloo suñu parrainage c'est xam naa tu es passé à côté de ma question dama ni dañ ni man dama fort ci gars yi ñu ne bi mu leen di wax ni parrainage bi baaxul mooy bi nga xamante ni professeur Amsatou Sow Sidibé woo na ko man dégg naa élément bi ci Walfadjri ba jeudi bee passé ñu ciy wax fii loolu yëpp est-ce que da ngeen dafa xaar ba ngeen dem ci presse bi mu doog a génn ni baaxul wala lan man loolu laa bëgg effectivement noonu la demee parce que dafa bàyyi ba yëf yi egg ci presse bi waaw mu soog a boobu eggagul woon DGE eggul fenn du dëgg même woowu leen wax leen dara non mais ma ne DGE ñoom ñooy définir bi baax ak bi baaxul koo woo non xam nga yow par exemple parrainage yi moom déjà nee na ci waxam ndax man nee naa leen am naa expérience su parrainage 2019 maa yóbbu suñuy parrain au niveau donc du conseil constitutionnel moom dafa ne ci biir waxam nee na ñoom def nañ checking double checking maanaam vérifier nañ ñaari yoon te pour wax la ne déjà wax ji yenul maanaa naka ngay vérifier ñaari yoon nga yóbbu 54 000 ñu ne la manquel na la 2 000 waaw kon ban système nga daan vérifier wala da nga amoon accès donc ci fichier bi nga xamante ne moom la direction générale des élections joxe. yéen ñaata ngeen joxe woon. mais dinaa ci ñëw. c'est-à-dire loolu déjà. mooy erreur bu mu njëkk a def. beneen erreur bi mooy bétti. dafa ne moom. lu tax ñun ñu am sañ-sañ di ko jox faux parrainage comme si dañu amoon yéene yàqal ko. waaw ku xam Amsatou Sow Sidibé. mu jox la ay parrainage am dama ne la bu dee benn la woon sax benn parrainage yéene na la ko. mais mën ngeen am faux parrainage te aussi doo leen ko xam aussi. non déedéet. parce que des fois mën na nekk moo tax xam na si njëlbeen nee naa leen bi ma indee suma clé bi. dama leen ko jox ñu contrôler. ndax am nañ système de contrôle. waaye système de contrôle ak bi nga xamante ne logiciel bu direction générale des élections la bokkut yow Excel nga yor ngay contrôler par rapport ak yooyu ngay gis doublon yi di ko dindi gis yi nga xamante ne peut-être pièce bi dafa manqué yu demee noonu nga dindi ko. mais fiabilité am dafa des. man maa liggéey ak moom man mii. ci 3 jours yi ngay wax noonu. waaw ñetti fan may liggéey ak ñoom. du dëgg béti alors bu fekkee man déggoon naa ne wala sax may dégg ñu koy waxtaanee seen biir. ne amoon nañ ñun des parrains ñu indi baaxul waaye man am naa fulla bu toll noonu ndax damay bàyyi suma liggéey
dem nekk ak ñoom ba ay 3 heures du matin. waaw yaa ngi dégg donc bu fekkee baaxul. man su ma ko déggoon demee naa waa mais yomb na comme mbir yi demul fenn. voilà coalition la. gis ngeen ne liñ leen indi wax dëgg yàlla baaxul joxaat lañ ñu ko ndànk. voilà ñu suturaal déglu ma ñu suturaal suñu bopp. ndax parti politique lañ yor. ki ñu àndal kilifa la ci réew mi. ñu jëlaat ndànk nëbb suñuy parrain yëbbal ko am sotti ne ko suñu parrain yi ñu yor baaxul. su boobaa defe naa ne. du egg samedi du egg dimanche du egg lundi ba mercredi. voilà man li ma bëggoon laaj xam naa non bàyyi loolu ci suba dañuy waxtaan mu ni moom bala gën a mën a jàngat faaw mu dégg beneen parti bi wax muy ndaw yi Pape Djibril doon junj ci biir nii ñoo ñëw indi clé bi. léegi foofu ci Pape Djibril dañu dégg mu ni ndaw yi indi woon clé bi maanaam yi indi woon parrainage yi jébbal nañ leen clé jébbal leen ay document wan na leen ni leen li ngeen indi baaxul. foofu li may laaj. yow la ci jubloo ndax yow yaa yóbbu woon bu dee waaw ndax dañ leen ko jébbal ba pare wan leen ni leen baaxul laata ngeen fay jógee wala da ngay tontu da ngay démentir Pape Djibril. dama koy démentir xam nga lan la wax ji moo yenuwut maanaam man ma indil la clé nga delloo ma ko ma delloo clé ba fu mu jóge waaw man dañ maa yabal wala man da ngeen dégg ne candidat laa ci députation. déedéet man mandataire laa dañ maa yabal. ok du dëgg. si mu delloo ma clé ma jëlaat sumay clé ma suturaal sama bopp suturaal suma parti. jëlaat sumay këyit. fi ma jaaroon ma yolosu ñëw jébbalwaat ko ñu toogaan ñi leen kat ñun suñu parrain dara baaxul. amut. ok te bu amoon tamit xam nga aussi mënoo tee nga ne nit ki jëbbal naa ko clé Pape Djibril nekku fa. man ñi ma fay def yëpp ñetti fan yi gisuma ko. alors moom bu ne ñun ñoo nax Amsatou ñun émissaire Amsatou yi man la. moom na xoolaat émissaire am bi est-ce que naxuñu ko. ndax bu dee ñun war nañ am nañ possibilité nax Amsatou kon est-ce que moom émissaire amul possibilité nax Amsatou lu tax ñun rek ñoo war a mën a nax Amsatou te moom émissaire nax ko ndax muñ bu ñu joxoon suñu këyit jox ñu suñu clé wax dëgg yàlla jeudi kon lu ma fay wut vendredi lu ma fay wut amul lu ma fay wut waaw léegi mu ngi noonu peut-être que un message booy lancer rek pour ñu terminer par li nga wax moom di leen sant di leen gërëm ndax lii ñun baaxoowuñu ko ndax man boo ma seetee média xamuma kenn xamewuma média malgré am naa ci xam-xam bu wóor mais dañoo gëm ne war nañ mën a liggéey réew mi te fekk kenn du yëg ci loolu lañ mës a yëngu 2011 ba tey ñu ngi ca mosuñoo bàyyi waaw lu ñuy tiitloo mooy nga nekk ndaw bëgg a jël yoon wii finalement dañu naan yaakaaroo yàqeet Sénégal day dem ba am yaakaar ci benn mbir mu xëy ndekete lu yées la defe naa ne nañ góorgóorlu di jàng wax dëgg dafa tumburanke ci dëkk bi situation nu mu métti rek waxal dëgg. ngeen koy topp ci te boo waxee dëgg rek mu jeex fu mu toll nii bu fekkee dañ ko nar a topp ci yoon wala nañ ko topp ci yoon suñu avocat maître Kabou mu ngi ci liggéey lim ci laaj dinañ ko ci def mais li regrettable mooy. ñu egg fii ñu egg fii voilà c'est déplorable quand même. waxtaan ba juboo ci biir néeg lu ko yóbbu ci penc. waaw mënoon nañ kaa régler ci néeg. bu yàqoo ñu régler ko ci néeg bu baaxee ñu régler ko ci néeg mais bu demee ba egg ci penc mi rek kon am na ku ci am intérêt pour def benn récupération politique ñun nag amuñu intérêt boobu donc di leen sant bu baax di leen gërëm di leen jaajëfal di leen ñaanal yàlla lii ngeen nekk yàlla na leen ci yàlla saxal te yàlla nañ ci yàlla may ndam bu rëy ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf ñu ngi noonu sans commentaire Pape Djibi tamit bu dee mi ngi ñuy dégg wala mu am kum ñu mën a yabal aussi nanu fexee jot rek ñu jotee aussi ñu teg ko fii moom mu leeral pour rek ñu mën a équilibrer kon di ñaanal rek Amsatou suñu borom dimbali ko yow leen di la jaajëfal bu baax kon ajaratu kaddu gaango mi ngi noonu jaajëfal nañu ko bu baax moom Youssouf Diallo di porte-parole parti Kaar Leneen jiite nag parti boobu ki ko jiite di professeur Amsatou Sow